jërë ngeen jëf a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu alaa rasuulillaah ñu ngi leen nuyu yéen ñi fi teew yëpp di leen sant bu baax a baax ci seen teewaay jataay bi nag li ko sabab moo di xamale leen ak kuréel gi nga xam ne moom la sëriñ bi teg ngir ñuy jàppale comité d'organisation bi ci tawat yi nga xamante ne bii su màggal Tuubaa ñëwee léeg-léeg muy feeñ te muy tawat yoo xam ne yu wàllate la te ren jii mu daje ak li nga xamante ni mooy Covid 19 mu indi contexte boo xam ne day contexte bu xaw a doy waar ndax day tawat ju yéeme joo xam ne ni muy wàllaate dafa gaaw di tawat joo xam ne dafa daj kap àdduna si li nga xam ne moom la dal ci àdduna ëpp na 30 millions de personnes li nga xam ne moom la faat ci àdduna jege na 1 million de personnes kon loolu bu fekkente ni amuñ ci benn saafara boo xam ne garab lay doon lu dul moytu kon foog naa ne moytu boobee kat dañoo war a jël ay borom xam-xam yoo xam ne xereñ nañ ci ñu wan nit ñi ci wan yoon ak ban naka lañu war a nekke ba sunu borom musal leen ci ginnaaw boo xam ne suñu kilifa yu baax yi ñaan nañ ba noppi loolu moo tax bi nga xamee ne Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha jox na ki nga xam ne moo di président comité d'organisation bi di Serigne Bassirou ndigal ne ko na nga dajale comité d'organisation bi ñu tàmbalee waajal màggal gi te màggale ko Touba gannaaw bi ndigal loolu mu béral ko ci Sénégal gépp kon nag bañ demee gi sëriñ ba lam ñu waxoon rek lay waxaat fii dafa am loo xam ne suñu diggante la ak nit ñi dafa am loo xam ne suñu responsabilité la responsabilité boobee nag dañ koy assumer ba mu mat sëkk moo sabab taxawaay bi nga xamante ne bii comité war na koo taxaw da koy taxaw ci wetu taalibe yi taxaw ko ci wetu soppe yi taxaw ko ci wetu xarit yi taxaw ko ci wetu réew mépp ngir ànd ak ñoom ngir xeex jàngoro ji ba nga xam ne màggal gi au lieu que jàngoro ji sax di far nekk menace day nekk occasion boo xam ne dañ ci profité xeexaale ko ba far ko génn réew mi te loolu mën naa nekk ndax képp koo xam ne gis nga fan yii jéego yi nga xam ne seq nañ ko ci njiital sëriñ bi ginnaaw boo xamee ne def na ci mbas mi loo xamante ne bi kenn defu ko ci kenn ku ne gis na mbas mi li nga xam ne noonu lay wàññi ko ci biir réew mi te bu ñu wéyee am taxawaay bii nga xam ne moom lañu am tey jii yàlla mën nañu suturaal ba mën nañu àgg ci màggal ga mbas mi dana gën a wàññeeku danañu màggal ci jàmm te ba màggal gi jàllee incha allah rabbi kenn du dégg dara ba mbas mi jeex takk ci Sénégal gépp loolu moo tax kuréel gi nekk kuréel goo xam ne kuréel gu am importance la ci biir comité d'organisation bi man ma nekk ci nekkal ci commission communication Serigne Abdou Lahad Bousso moom itam nekk ci nekkal ci commission santé ndax kenn ku ne xam na ne ren ji ñaari commission yooyu mën naa ne dañ ko boole mu nekk benn commission ndax seen liggéey dafa duggante façon duggante boo xamante ne bii bu intégration boo amul rek mën naa indi sooxe mën naa indi rëq-rëq te bi ñu àndee di liggéey ni ñu koy defee gis nañ itam njëriñ yi nga xamante ne bii moom la jur man na ñoom ci suuf ba tey bi ñu fi ñëwee man maa ngi woon ci yeneen yitte ci wetu sëriñ bi waaye sëñ Lat mais moo ànd ak ñoom fu ñu war a dem fu ne ñu dem fa ba dem nañ seeti si ki nga xam ne moo di sëriñ Cheikh Abi mi nga xam ne mooy président de la commission santé sëriñ Ousmane bu ñu jógee fii moom itam danañ fa dem fu ñu fa dem fu ne danañ leen leeral li nga xamante ne bii tàmbali nañ ko liggéey li loolu nag mooy li nga xam ne moom lañ bëgg a gaaral journaliste yi kuréel bi professeur Lamine Gueye mii moo ko jiite après moom lay bàyyi mu présenté yeneen membres yi nga xam ne ñoom la ko seqal waaye moom itam muy lépp sëriñ bi di ab taalibeem di ab doctoram di suñu docteur ñun ñëpp sëriñ bi am ci moom kóolute doyloo ko waaye surtout am ci moom yaakaar ba bi ñu yëkkatee lii xelam dem ci moom mu jël ko teg ko ci seen kanam
te man de jonjoo bi ñuy jonjoo ci mbir mi fan yi rek xam naa la tax sëriñ bi jiital ko te loolu gën naa tax ma rafet njort ci de li nga xam ne moom la ñu bëgg bu ñu yàlla dimbalee sunu borom danañu ko may ci doole sëriñ Touba. kon encore une fois sëriñ Lamine yaa ak mbooleem ñi nga àndal ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ci turu sëriñ Bassirou ñu ngi leen di doole sant goo xam ne cant gu rëy rëy la ci nangu gi ngeen nangu ñëw dugg si ci sunu biir ànd ak ñun liggéey bi ngi liggéeyal Serigne Touba parce que lii dafay vision li muy vision moo tax bu ngeen gisee sax ni ñu tëggee kuréel gi moom dana ci ñëwaat baatu Covid 19 sax nekku ci kuréel la goo xam ne dañ koo teg parce que yéene pérenniser ndax wax nañu ne choléra amoon na fi Ebola amoon na fi Covid 19 moo fi nekk tey mais ëllëg xamuñu ban njàngoon moo fi ñëw te comme ñun dañuy liggéey ci di anticiper ci li nga xamante ne bii ñëwagul moo tax rek ñu tudde ko maladie épidémiologique nga xam ne ñoom même bu liy jeexee Covid 19 bi jeex dañuy continuer seen liggéey continuer seeni gëstu ba ëllëg gi si biir dara du leen bett ndax aussi ñun boobu taxawaay mooy suñu responsabilité ci wetu taalibe yi moo tax aussi sëñ bi tudde ko kuréel fekk ak fagaru ci ndimbalu Serigne Touba. jërëjëf monsieur le président de la coordination communication Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma ci bi nga jëlee ci sa temps bu précieux bi pour ñëw ubbi conférence de presse bi ba pare it ñaanal ñu junj bu baax it li waral unité d'alerte et de prévention épidémiologique bi Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides taxawal ko ñoo ngi lay sant di la gërëm ci taxawaay bi ci ñaan yi di la ñaan aussi nga jottali suñu nuyoo ak suñuy sàkku ñaan xalif général des Mourides mais aussi ñu koy sant ci occasion bii mu ñu jox ñu mën a dugal suñu loxo ci bis bu teddu Serigne Touba bi ci loolu yaa ngi ñuy gërëm wante nag ñun ñoo leen war a gërëm parce que am chance liggéeyal Serigne Touba ki koy liggéeyal moo war a gërëm ka ko jox opportunité mu liggéey ci ñoo ngi aussi sant di gërëm le président du comité d'organisation Serigne Bassirou nga xam ne dès les premiers jours bi xalif bi joxe ndigal li recevoir nañu ñaax nañu wante it ñaanal nañu dalal suñu xel bu baax ci liggéey bu mag bii nga xam ne considéré wuñ ko comme ab yen bu diis parce que kuy liggéeyal suñ Tuubaa foog naa yen bu diis amul ci yow waaye nag on est conscient ci importance su liggéey bi pour le Sénégal pour la communauté ñoo lay sant di la gërëm di sant di gërëm président commission santé ziar nañ ko léegi ci moom itam lim ñu ñaanal gën ñoo ñaax ci liggéey bi jox nañu ay conseil jox nañu ay tegtal yu ñuy amal njëriñ di sant waa commission santé communication bi ñuy jàppale yépp parce que joxe ngeen digal pour ñu liggéey ak ñooñu te unité bi loolu la c'est une unité qui appartient au comité d'organisation maanaam ci comité d'organisation bi la bokk te lépp lu ñuy def diisoo nañ ko ak commission yi nekk ci biir comité d'organisation bi unité bi ni mu composé sëriñ bi wax na ko léegi mooy d'abord représentant commission communication ak commission santé d'ailleurs ci ñooñu la ñuy sukkandiku ñun pour mën a doxal plan d'action bii nga xam ne dinañ leen ko présenter léegi moo tax sëriñ Abdoulaye présent na pour représenter comité d'organisation bi waaye présent na parce que ci commission communication bi moom moo ko jiite comité bi aussi unité bi depuis ñu taxawal ko dañuy jokkoo ak moom defuñu lu ko te taxawaayam rëy na trop ci unité bi
ñoo ngi am aussi présence su représentant président santé bi di Serigne Abdoulaye Bousso moom itam ñu ngi koy sant di ko gërëm mi ngi ci suñu échange yi di contribuer lu am solo à part ñaari membre yooyu man la yàlla def ci décision xalif général des Mourides ma coordonné ko sëñ Abdoulaye wax na léegi li tax sëriñ bi dénkuñu loolu ñoo ngi sàkkuwaat ñaan ci moom wax na ko du ma ci revenir man professeur Lamine Gueye médecin la di professeur titulaire de physiologie nekkoon faculté de médecine Dakar jóge fa dem sos faculté de médecine Saint-Louis yàlla def président de la République am confiance ci ñun ci waxtaanam ak ministre de l'enseignement supérieur à l'époque ñu def ma recteur de l'université Gaston Berger ma jóge fa yàlla def ñu indi ma ci université Bambey bii ma koy diriger moo tax yéen waa presse bi ñu ci bëri xamante nañu ñun parce que yàgg nañoo liggéey gis liggéey bi ñu doon def ci màggal gi bi ñu defee li ñu mën ci université Bambey bii nga xam ne ñoo ngi ciy sant parce que liggéeyal nañu Sénégal mais aussi joxoon nañu opportunité bu mag ñuy liggéey fii ci Touba notamment ci màggal gi autorité réew mi aussi décidé yóbbuwaat ñu Dakar nag dénkuñu li ñuy wax autorité nationale de l'assurance qualité di ANAQ-Sup bu Sénégal lépp lu jëm ci qualité ci enseignement supérieur muy public di privé ñun ñooy diriger service bi ko yor di sant nag ci rôle bii nga xam ne dénk nañ ñu ko ñu ànd ko ñii muy professeur Lamine Ndiaye di professeur titulaire de sociologie anthropologie xelam màcc ci sociologie de la santé anthropologie de la santé mi ngi ci faculté des lettres et sciences humaines nekkoon directeur école doctorale bi yor yooyu yàlla yi defoon moo yoroon collège école doctorale université Cheikh Anta Diop yépp ba ci Afrique sax ñu jox ko aussi le collège des écoles doctorales yi boole Afrique francophone yépp mi ngi fi professeur Massamba Diouf spécialiste en santé publique la nekk moom itam taalibe nekk responsable ci faculté de médecine bu Dakar docteur Serigne Khadim Ngom nekk taalibe yor ay responsabilité yu mag ci yenn association yi nekk nag Bordeaux foofu lay liggéey aussi bien dans le public que dans le privé teewul waaye wóor na ma ne mi ngi ñuy suivre par le réseau internet docteur Serigne Alioune Mbacké mi ngi fi teew moom moo nekk médecin chef adjoint bu district Richard Toll docteur Abdoulaye Saré nga xam ne li tax mu nekk fi mooy représenter Touba assistance médicale ngeen war ko xam nekk taalibe di diriger loolu di liggéey fii ci Touba it ci centre de santé bii ñuy jàkkaar lool muy centre de santé Daaru Marnaan ñooñu ñooy membres yi te daanaka ñoom ñëpp teew nañ fi tey léegi mission bi rek lay tënk avant ñuy dugg ci détail plan d'action bi mission yi comme ni ko tur yu waxee alerte et prévention la maanaam suñu rôle c'est stratégique te loolu c'est important ngeen comprendre ko c'est stratégique maanaam dañuy xool voies et moyens yi gën pour fekk askan wi fagaru ci feebar yi sëriñ bi wax na ko pandémie bee xew fi mu ne ñu koy wax Covid mais li tax ñu jóg du pandémie bi rek pandémie bu ci yàlla àndee ak ñaan yeeg effort yi gouvernement bi def sénégalais yi def ko bu soobee yàlla wàññeeku na bu baax te yaakaar nañ ne léegi mu jóge fi waaye màggal gi lu yàlla di def dans l'histoire coïncide na ak épidémie yu bëri te ñii nekk ci commission bi aussi ci unité bi ku ci nekk yàgg nga liggéey ak ci màggal gi donc xam nga ay problème mu santé problème mu épidémie yi mën a am ci biir Sénégal taseeg màggal gi màggal enjeu sanitaire da cee am loolu moo tax sëriñ bi ñuy sant li mu taxawal unité bi nga xam ne ça s'inscrit dans la durée maanaam du pour ren rek loolu moom lu jar a comprendre la
Covid bi rek taxul mu jóg ren nag Covid bi ci suñu principale mission la bokk mais de manière générale les problèmes de santé en particulier les épidémies moom moo tax unité bi taxaw alerte mooy lan ñuy analyser tout le système ba pare di alerter ku ñu war a alerter évidemment dañuy sukkandiku ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk wérgu yaram gi muy ministère de la santé lëkkaloog ñoom pour liggéey loolu lu am solo la lu may insister lépp lu ñuy def dañ ciy diisoog district Touba lépp lu ñuy def dañ ciy diisoo ak médecin chef de région lépp lu ñuy def dañ ciy diisoo ak ministère de la santé pour def la gën alerte bi donc dina adressé wu ci ñoonu dina adressé ci kilifa Touba yi dina adressé ci population parce que population bi di ko alerter ci yenn yi am na solo leneen lu mooy prévention lépp luy ay mesures yu ñu war a jël walla ay comportement yu ñu war a am ngir fagaru ci feebar yi en particulier ci Covid bi loolu aussi ñun dañ koy recenser liggéey ci ak autorité Touba yi liggéey ci ak autorité sanitaire publique yi pour ak association yi pour mu mën a taxaw li ñuy liggéey mooy fédérer donc les forces ba pare xool la meilleure stratégie pour aar képp kuy màggal si ak ñooñu ñu fiy fekk bu ñu màggal see voilà sëñ bi loolu laa ci bëggoon a wax comme en introduction muy composition bi di mission yi léegi nag ñu bàyyee kàddu gi professeur Massamba Diouf mu dugg ci détail plan d'action bi moom itam de manière synthétique la ko bëgg a def jërëjëf ñoo ngi woo nag un appel à la presse parce que kuy wax alerte prévention xam ngeen yéen ne la principale composante communication sensibilisation la donc ñoo ngi leen di woo pour ngeen gën a liggéey ak ñun ni ngeen di nekk ci biir commission communication pour que liggéey bi egg ak jàmm ba ñu passé màggal geeg jàmm. man la professeur Massamba Diouf di épidémiologiste agrégé en santé publique. dañu jàpp ne comme dañu sas mission boo xamante ni mission alerte la ak prévention li waroon a njëkk ci li ñu def mooy xalaat li ñuy wax benn plan d'action mooy tëralin woo xamante ni dana wone ci lan la ñu war a mën a yëngatu ci lan la ñu war a mën a jeex ba nga xamante ni li tax ñu jóg dinañ ko mën a lijjanti ba mu baax te ren li ko waral mooy dafa am lu xew dajeeg màggal gi il faut que donc ñu am ay jumtuwaay yoo xamante ni bu ñu ko jëfandikoo ci wàllu xel ak xalaat ak ci wàllu jëfin danañu mën a dimbale pour ñu mën a fekk feebar bi nga xamante ni moom mooy am bi ci njëkk mooy ñu fexe ba wàññi wala ñu dindi lépp loo xamante ni niru na risque contamination mooy wàllante bi wàllante ci wàllu feebaru Covid-19 ci yenn bërëb yi nga xamante ni ay bërëbu ziar la wala bërëb la yoo xam nit ñi dañ fay daje wala bërëb yoo xamante ni aussi dañ fay dëkk beneen bi ci topp mooy nu ñuy def ba dooleel dispositif bi nga xamante ni moo fi am doole jooju nag mën nañ koo jëfandikoo ba nga xamante ni képp koo xamante ni yaakaar nañ ci yow feebar ñu mën la orienter ci bërëbu fajukaay yi nga xamante ni ministère de la santé et de l'action sociale teg na ko ba pare unité d'alerte et de prévention ñëw appuyer leen aussi en termes de ressources beneen bi ci topp mooy li nga xamante ni mooy tax ba nit ki yenn wàllu comportement yi mu war a am ba nga xamante ni liñ koy sant ci feebar bi mënu ko def wala boog lii tax ba moom nanguwul feebar bi ne feebar bi am na ñu fexe ba dindi loolu ci jaarale ko ci li nga xamante ni mooy communication sensibilisation ak wone ñi nga xamante ni suñuy yaakaar lañ tey ak ëllëg ñu koy def te waroon na mën a taxaw ne duñ ko def ñu gis leen ñuy takk seeni masque loolu buñ ci xoolee dana war a mën a gën a tax ñu jël suñuy masque di ko takk beneen bi ci topp mooy naka la ñuy def ba nga xamante ni ñañ daan faj ñu feebar te leneen dal leen lu dul Covid-19 nu ñuy wéyalee loolu ba nga xamante ni képp ku feebar ñu xam ne feebar nga am na loola dal nga mën a dem hôpital ñu mën la faj bi nga xamante ni mooy faj gi mu mucc ayib. am na beneen axe boo xamante ni moom day wax ne képp koo xamante ni sëriñ nga am mbooloo di daje sa kër nañ fexe xool naka la ñuy def ba mën laa fekk ba feebar bi du mën a yegsi si yow wala boog feebar bi du yegsi si biir kër gi. beneen bi ci topp mooy naka la ñuy def ba ñi nga xam dañu dëkk ci li wër Touba ñu xam ne bëri na loo xamante ni
ci wàllu feebar dafay faral di am wala boog bu ñu amee yenn feebar yu leen dal duñ mën a dem faju ji ci bërëbu fajukaay yi ñu indi leen benn assistance def fa ay postes médicaux avancés wala boog ñu indi fa ay antennes yoo xamante ni bu ñu amee lu ñu soxla dinañ ko war a mën a faj te duñu sonn. Enfin beneen élément bi nga xamante ni moom la ñuy tëjee mooy fexe ba bisub màggal nekk bisub ñaan buñ ci waree jàng alxuraan ju bari ñu jàng ko ci Sénégal ak fépp ci Afrique wala boog ci monde bi ndax xam nañ ne taalibe yi ñu ngi fépp su ko defee ñu mën a jàng xasida jàng alxuraan jàng lépp loo xamante ni baax na ñaan yàlla suñu borom lii nga xamante ni mooy li dal àdduna bi yëpp mu mën ko fi jëlee. voilà loolu daal ci gàttal mooy li nga xamante ni moom lañ tënkoon pour bëggoon leen ko présenter.